simila waaye luyaas bi de seer na de location bi seer na de président Macky Sall day ci tribune yéene kaay waaw daal dinay sàkku na kon wàllum luyaas boobee ñu daal di koy jaarale yoon nag te daar laas ne gis nga wàllum luyaas boobee waaw daa yi nag seetlu nañ ne kon seer na génn xeetu seer goo xam ne mbir mi ni mu yokkoo ëpp na jéggi na dayoo waaw te pourtant la loi de 2014 day nga xam ne nag moo jubbanti woon imposé ne wàllum luyaas boobee téeméer boo jël ñeenti jàpp kon ñaar fukk ak juróom-ñeent laa la wax nii 4 à 29% danañu ko wàññi day waaye mbir moomee deful effet de dama ne mbir moomee nit ñi kon sentiruñ ko yëguñ te seen bopp benn yoon luyaas bu seer boobee waaw président Macky Sall kon démb ca conseil des ministres ba day daal dinay sàkku nag njëgal luyaas bi lée nañ ko teg ci yoon régulé ko ca jamono joo xam ne nag askan maa ngi bëgg a dee a coono laa la wax waa kër Macky Sall yi day élection locale yi lañ tal de ubbil tribune yéene kaay nañu diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo waaw noonoo gu ree nekk Italie ñaari punkalum APR yoo xam ne day ñu ngi xeex di raak xeex ba kay élection locale yi la sur quotidien investiture yi kon ci local yooyu waaw président Macky Sall day sànni na kartam ya nag Abdoulaye Diouf Sarr jël na Dakar Amadou Ba coordonnateur général Abdoulaye Seydou Sow jox nañ ko Kaffrine Moussa Baldé Abdoulaye Bibi Baldé Kolda critique yéene kaa ne Macky Sall kay ay ambition yéene wa Amadou Ba la daal di ko nal ba mu ma ko rumbux daal di cay toog ray na ko de daal di nay fal Amadou Ba coordonnateur national Benno Bokk Yaakaar pourtant Amadou Ba day wane woon na ay ambition génne ay bagage politique am ak alalam te ca daabal jax wane ne mairie Ndakaaru Ndiaye Guel Diop bi la soxla defar tamit ab projet présidentiel waaye te riiram googe la ko Macky Sall ni ko dëccay Macky le quotidien yéene kaa ne gis nga tànn candidat yi ci ville yi saxaar sa ñuul na gis nga diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr waaw ba léegi ni lée kenn xamul kan mooy jiite Ndakaaru Ndiaye Guel Diop laa la wax suspense fi ne ba tey Mohamed Ndiaye Rahma ca Kaolack jox nañ ko mairie ba de Ndiaye Rahma lañ def candidat APR ca Kaolack gëlay boog sobli ne gis nga mairie bu Ndakaaru Ndiaye Guel Diop waaw wàllu Sénégal day Abdoulaye Wade mooy seen candidat mbaadu laaj la de mbaadu moom la ñu làq moom góor gi dama ne la dootul yàggati Abdoulaye Wade dana ñibbi si fii ci réew mi laa la wax ngir amal campagne la direct news de gis nga xanaa xamoo leen ne président Macky Sall waaw dafa yor benn plan boo xam ne da koo nëbb waaw digganteem ak waa parti socialiste yi lée technique ku Macky Sall mooy dañuy investir nii publiquement ca kaw turu parti socialiste waaye ca suuf mbir mi ci loxol APR lay mujjee waay Samba exemple golf a ngi ni lée Lat Diop ak Aïda Sow Diawara xoolal ma jas Mamadou Ndione Charles Ciss ca bopp ngi Ndaayaan ak Mansour Thiandoum ma nga xam ne moo fay maire xoolal ca Kaffrine gële Abdoulaye Wilane ak Abdoulaye Sow ca Grand Dakar Jean Baptiste Diouf moom la ñuy tudd nii ci kaw de waaye Ndeye Saly Dieng Diop APR mooy mujjee mairie ba bëre bu keng mbaam la maanaam socialiste yi la ñuy tudd nii ci kaw de waaye fa muy mujjee waa APR ñooy mujjee jël kon mairie ba parce que kaddu yi nga xam ne kon Mahmoud Saleh daal dina koy yëkkati rek barki dee moo njaay waaw ne Macky Sall nekkaat fi 2024 résultat yaa ngi dépendre ci élection locale yi waa ñoo lànk ñoom Mourtada Seck ci 24 heures waaw nee nañ kaddu yi Mahmoud Saleh yooyee kaddu yi taalum réew la laa la wax atteinte à la sûreté de l'état la complot contre peuple bi la bu ko keneen waxoon de ñu jël si en tout cas daal bu yóbboo waa parti socialiste yi lée nañ waajal seen bopp l'observateur ne waa parti socialiste kay waajal nañ seen bopp parce que ndekete déposé nañ seen caution problème yaa ngay démarré dama ne la Aminata Mbengue Ndiaye waaw la militant yi waxoon mujj na koo def déposé na caution naroon nañ ko def bu yàgg de waaye trésorier parti bi di Mamoud Ama Sall moo tukki woon dem bitim réew waaye parti socialiste altine ji ñu génn le 25 waaw la ñu déposé ca caisse de dépôt et consignation seen caution way Samba Aline Badara Diouf porte-parole adjoint AFP waaw nee na loolee bu dee lu am la parti socialiste liñ def du yoon parce que mënoo nekk ci biir coalition ba pare di déposé caution ngir beneen bannière c'est anormal évidence yéene kaa ne Abdoulaye Ndiaye Ngalgou bu Tivaouane waaw mais loolee la def moom i déposé na caution daa sonaanal rek ren di day bete daas te Ziguinchor waaw waa kër Doudou Ka day fipp nañu de ñi ànd ak Doudou Ka waaw nee nañ li Macky Sall def jiital Benoît Sambou ak Seydou Sané d'accorduñ ci tey te d'accorduñ ci ëllëg laa la wax nous disons non Ziguinchor dit non à Macky Sall tribune yéene kaa ne ñi ànd ak Soham Wardini ci Ndakaaru Ndiaye Guel Diop waaw d'accorduñu ci candidature Barthélémy Dias le quotidien yéene kaa ne Soham Wardini day maintenir na candidature am de te ña ànd ak moom nee nañu taxaw Dakar tànn guñ kenn Dakar Times de investiture Yewwi ci Dakar waaw waaye lii mënta wees su marto Khalifa Ababacar Sall nag fi mu nekk ni la ci xat-xat ku rëy la nekk laa la wax waaw yéen ni taxaw yi Dakar investir nañ Barthélémy Dias te Barthélémy Dias mbindeef mënu koo teree doon candidat laa la wax à la ville de Dakar ci nii ati ne te ñu ànd ak Soham Wardini ñoom la Khalifa àndal de même bu dee waxu ko yéeni kaay mu daan mi ne xanaa xamoo leen ne ëllëgu politique gu Khalifa Sall coowal Barth ak Soham gi lée da cee laal parce que Barthélémy Dias bu nekkee maire de Dakar ci élection yi lée li leer ba leer mooy day nekk candidat ci élection présidentielle 2024 moom Barthélémy Dias waaw kon dafa mel nii Soham Wardini moo gën a sedd Barth de du samay kaddu de Dakar Times la source aané conférence des leaders Yewwi Askan Wi waaw ba xaaja guddi de dañuy liggéey ba
xaaja guddi ci wàllum investiture yi laa la wax région Tambacounda Fatick Kaolack Thiès Ndar Géej ak ville de Dakar loolu moom demee na côté Aïda Mbodj moom investir na ca mairie bu Bambey gale ancien responsable APR koo xam ni ñëpp ko bëgg Aïda Mbodj yóbbooti ca conseil départemental ba koo xam ni bokk la ki fa nekk nii Aïda Mbodj a gore waaye lañ mujjee jàpp nag ñoom kilifa yi mooy Ousmane Sonko mi lée du nekk candidat ca Ziguinchor te du nekk candidat ca conseil départemental ba critique yéene kaay ne Pape Gueye mi coordonnateur communal taxawu Sénégal nee na Babacar Ba mi ne waa Yewwi bu Tivaouane dem nañ ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar loolee amul Papa Gueye ne Yewwi Askan Wi bu Tivaouane boobee ak parti yeeg mouvement ya ca ne tey la ñu gën a taxaw ci opposition bi ngir jàkkaarloo ak waa Benno yi nekk ca Tivaouane googe pour muy leer machine gu wol gële Kumba Ndew ci Le Quotidien waaw nee na gis nga politiciens yi comme ay plastique exemple Ablaye Baldé ñi nii ne yaay booyoo mi ngi wax ak Pastef booy Sonko yi ginnaaw ba ko Macky Sall tànnulee moom lii bett na ko ñoom daal fu mu rataxee rek ñu xëccee ko foofu mbéta ay plastique 24 heures yéene kaay ne suñu alal ci nga xam ne moo nekk ci biir ndox mi day gouvernement bi la mu deful doy na waar Birahim Seck Forum Civil ne gis nga wàllum napp gi dama koy waxaat ko yorin gu bon lañ ko yor laa la wax déet waay Birahim Seck ne kay mbir mi sax xam nga lan lay mujj nuroo manque de respect bi jafe-jafe commencé ba léegi nii ci wàllum napp gi maa ngi wax ko yuuxu député yi ca boppam jéemu ñoo taxawal benn commission d'enquête ngir xoor la am kon ci lëf lii dafa mel ni sax mbir mi li muy gën a yàqoo gars yi dañ ciy sawar daal te gis nga xiif lekk moom sa bopp ci wàllum lekk souveraineté alimentaire am réew de tànk yeggul foofee waaye bu leen ko tuddal wàllum développement waaye di suqali réew mi quotidien Petrosen day waaw boo sàgganee ci tëj la jëm de daanu la jëm mar di Italie ndax lu ci tolloo juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom 885 millions ñoo ni fa may bu doon bitig la dañ naan moom la perte Petrosen day Macky Sall war na koo mën a lijjanti ndax jaar na fa waaye Macky Sall day Petrosen googee ak lu mu fa jaar te leeralu ñu suñ coowal pétrole bi la defu fi dara parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree mën a la alaaji tëjal ñaar ñi ku ci nekk Barthélemy c'est d'abord un choix peut-être historique parce que dañuy jàpp ni bi mbir yi taree bokk na ci ñi njëkk taxaw jàppale Khalifa Ababacar Sall bi parti socialiste coow di bari muy moom muy Bamba Fall ak ñu bari ñoo xam ne dañoo àndoon nag Khalifa Ababacar Sall kooku mënoo ko beddi parce que dafa am choix boo war a def ci wàllu woowu Soham Wardini également nekk première maire nu ñu koy waxee ci jigéen ci capitale bu réewum Sénégal di Dakar mu doxal ko am gain politique également parce que am na ñoo xam ne bokkuñu sax ak moom coalition taxawu Sénégal wala Yewwi Askan Wi ñoo xamee ni dañoo jël fait et cause pour elle parce que dañ daan ni c'est quand même une bonne chose ñu am jigéen à la tête de la mairie de la ville de Dakar di capitale sénégalaise bokk na ci le caucus par exemple des femmes leaders ñenn ci ñoom ñoo xamee ni dañoo jàpp ni jigéen faw mu jiite lu góor di jiite rawatina mairie wu Dakar donc tey le choix sera hyper difficile pour ne pas dire impossible pour Khalifa Ababacar Sall mais également impossible pour Yewwi Askan Wi parce que bëgguñu li ñu naan politique c'est une addition bëggoo di soustraire addition mooy képp ku ñëw nañ fexe ba indi ko parce que dañoo bëgg a gën a yaatal mais bu ñu beddee Soham Wardini dañ soustraire te bu ñu ko beddee du moom dong mooy dem ñi ànd ak moom tey par exemple ci conférence de presse bi ñu doon def mais da leer ni ñooñu dañuy ànd ak Soham Wardini muy cassure boo xam ne nag dina am au sein de la coalition Yewwi Askan Wi malheureusement on dira que toutes les coalitions sont dans la même posture toutes les coalitions ont les mêmes difficultés ñoom ñëpp dina am ay cassures yu ci am ndax dañoo tànn diw pour écarter keneen mu nekk coow lu am ci coalition nekk itam coow lu am ci biir parti na la mel ci diwaanu Casamance ak Benno Bokk Yaakaar ak ci benn parti bii di APR noonu itam la mel ci Yewwi Askan Wi ba ci tànn teefu maître Abdoulaye Tall ci diwaanu Mbour ñeel Pastef ci biir coalition Yewwi Askan Wi jamono ji tembe bari na lool ay parti yu seeni ay sikkim fasto ba tax na mun na am beneen tournure ci wàllu doxalinu politique ci Sénégal njàngatum Fatmata Diop. lan moo xew ci biir classe politique bi ak coalition yi mu mel ni sabar bu tas ñuy xarabante ki tamante dëmm ci wàccaayu élection locale yi te dara waralu ko lu du rek seen ab intérêt bopp bu ñu xoolee ci coalition Yewwi Askan Wi ginnaaw nag exemple Mbour maître Abdoulaye Tall daal di nekk nag candidat bu Pastef ñu investir ko waaye nag docteur Mamadou Lamine Diayité maire ba Foutou la def ci wàllu wi tey naqarlu jàpp ne moom la ñu njëkk a tànn comme candidat ñeneen ñuy yuuxu tamit ak xotteeku Abdoulaye Baldé
ca Ziguinchor daal dinaa rek génn ci coalition Benno Bokk Yaakaar jàpp ne Macky Sall da ko trahir ñu jàpp ne it choix bi ñu def ci Benoît Sambou moo waral mu bëgg a demal boppam ci élection locale yi bu ko mayul amu daal di dem seeti Yewwi Askan Wi ci jamono joo xamante ne Amadou Ba signé na retouram ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ndax nag mooy coordonnateur national bi ñu tànn yees ci local 2022 yi ñeneen ñu tasaaroo muy wàllu Sénégal ancien maire bu Dakar Pape Diop génn na ca choisir rek demal boppam ci élection yi ñu dëgmal ndax fii ñu jëm ci éclatement bi ñu nemmeeku ci yenn coalition yi ndax lii du firndeel ne rek ab tasaaroo buy yor coalition yi lee Fatmata Diop maa ngi lay jaajëfal alors Siré est-ce que mën nañu jàpp ni situation bi tey jii non seulement ay coalition yoo xam ne mun naa yëngatu wala locales yi mais am na sax ay parti ci même parti boo saag ne yu mun nañu wanante ginnaaw balaa ñu yegg ci élection yi loolu est-ce que du sabab ay vote sanction. waaw dina ko sabat sax et puis li nga wax ci coalition Cheikh ma jëlal ci benn exemple Khalifa Sall par exemple dafa def erreur d'appréciation politique gis nga naam coalition bu mu def ak ñoom Sonko baax na mais timing bi baaxul parce que coalition bu daf ko waroon def pour les législatives quand présidentielle bu ñëwee chacun pour soi Dieu pour tous parce que boo xoolee nii ci local yi moom il a été presque le plus grand perdant te lii la koy woon mooy affaire kaw kii bi gis nga tey jii bu fekkee dese na encore leadership bi ñuy wax ci Khalifa Sall c'est ça la candidature de femme bi li muy expliquer c'est-à-dire que boo xoolee affaire bi nu mu demee xam nga Khalifa Sall ba mu nekkee mairie Dakar ñu buntu xatal ko ba mu war fa jógee jëlul mairie bi jox ko ay ñoñom moom de mais dafa dem jëli ndaw si Soham Wardini jox ko mairie bi kon donc loolu bu fekkee yow da nga def lu mel noonu ñu war a tabaat maire te la woon niwul gisuma la raison pourquoi ngay jëndee fukk di jaay. loolu choix bu Khalifa Sall la wala position soo xam moo ko sabab en tant que premier adjoint au maire. waaw non c'est-à-dire ci moom la am confiance c'est-à-dire que même bu nekkee premier adjoint au maire mënoon na wax gars yi ñu demaat voter xam nga jour dañu dem voter c'est-à-dire que remplacement bi du automatique dañuy demaat aux urnes mais Khalifa Sall boo xoolee acte yi muy posé ci Soham Wardini la gën a am confiance que ci Barthélémy Diaz donc da ngay gis ni moom tey jii leadership am tey jii su fekkee mënul jàllale candidature Soham Wardini boo xam ne mooy son choix personnel et de cœur et de raison ça veut dire qu'il faut se douter du leadership et que il aura été le plus grand perdant dans le cadre de sa coalition deuxième bi mooy li ngay wax nii c'est-à-dire que nit ñi dañuy fàtte souvent Barthélémy Diaz il est sous le coup de la loi bis bu d'ailleurs sax ndigg sërëx boobu régime bi en place occasion révélée ci moom parce que bis bu ñu investir Barthélémy Diaz danañ dem ba ñu tëj inscription yi ñu génneel ko dossier tribunal parce que n'oublions pas que affaire bi ça relève aussi de meurtre crime donc ñoom bis bu ñu defee te loolu bu ñu ko defee rek ma xam ni le génie politique bi ñuy wax ñoom Khalifa Sall yëpp amuñu ko parce que Barthélémy Diaz véritablement pouvoir bi dina mën a dem et puis effectivement mooy li ngay wax ni c'est-à-dire que coalition yi souvent du période élection locale yi li gënoon mooy les partis jéem a demal seen bopp parce que boo xoolee à l'épreuve du temps dafa am véritablement ay problèmes beneen bi nag mooy yéex a clarifier mbir bi xam nga mbir da nga koy lijjanti à temps soo ko lijjantiwul à temps dafa mel ni da ngay différer problème bi lu ñuy gën a dem délai bi di gën a jot bis boo ko lijjantee foofu nag day indi ay problème c'est-à-dire que président benn instant muy régime en place ak ñeneen ñeeg yooyu dafa am ay questions yu bëri yoo xam dañ ko waroon lijjanti ca njëlbéen ba avant ñuy ñëw ci cëppaandaw ga boo gisee mais loolu moo lay war boo ko lijjantiwul da lay topp te bu la toppee délai bi dafay tax mu kase en tout cas pour Yewwi Askan bi seen coalition timing bi ñu ko def baaxul parce que dañu jëm ci local te local dafa bëri ay problématique mais par contre dina am sens élection législative yi ni ñëw quoi parce que boobu liste assemblée nañuy demee jaajëf Siré ci diwaanu Diass moom ñi nga xam ñoo nekk ci parti socialiste def nañu seen tànneef ci Mamadou Dione muy nekk directeur général bu COSEC ndax donte que jiite maire ba parti socialiste la day wane ni kon parti ba xaajalikoo na ñaar ñiy des ci benn parti bi ñeel parti socialiste ñenn ñi dem ci APR moo ne day ñoo bokk benn coalition xëy na intérêt yi nekk ci local bi mun na wute waaye jamono ji xalaat yi ci wàllu doxalin politique safaanoon na lool ñu fekk ca Diass Aliou Badara Sonko. élection yi ay enjeux dafa bare donc choix yi war nañu nekk choix yi nga xam ni du indi ay rëq-rëq ci fonctionnement. yi fantasiro ak waxante lu ñaaw par presse interposée lañ nemmeeku ci parti socialiste commune bu Diass bu fekkente ni ñi nga xamante ne ñoo fare coordonnateur bi di Saliou Ciss ñoom ñu ne dañuy apporter seen soutien
directeur général bu COSEC di Mamadou Dione. unanimement lañ jël décision que incha allah ci élection locale yi ñu dëgmal dañoo fas yéene jàppale candidature Mamadou Dione. naka noonu ca beneen wàll ga beneen frange bu parti socialiste ñoom ñi ne maire bi fi nekk Cheikh Tidiane Diouf bokk ci ñoom la ñuy apporter seen soutien. Tous les socialistes les vrais socialistes sont avec monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf parce que xam nañu ne tey jii nii mooy dundal le parti socialiste au niveau de la commune de Diass. en tout cas ak li ci mënta am tension baa ngi gën a yéeg ci parti socialiste bu commune bu Diass bu fekkente ni ñii dañoo porter seen choix ci Mamadou Dione directeur général bu COSEC beneen wàll gu ci des ñoom ñi ne actuel maire bi la ñuy gunge ngir mu doxal liggéeyam. mu nekk lu doy waar bi ray ni mu amee ci diwaanu Diass la amee ci yeneen localité am na ñoo xam ne dañu continuer maintenir coalition bi nekk ci Benno Bokk Yaakaar muy àndandoo parti socialiste AFP APR ak seen yeneen entité mais am nañu bokk ci biir parti socialiste ñu gis ni waa APR di doxale ci seen biir dafa mel ni jaayug doole sama parti nekk ci pouvoir bi la ba tax na sëy yaa ngi commencé tas ci biir parti socialiste ñii dañuy gisee nii ñii gisee nii loolu parti bi dong la mën a gaañ est-ce que mënut a gaañaale itam coalition bi. mais dina gaañ coalition bi parce que en fait dafa am na ñuy wooye dama ko tuddee sax un agenda caché mais une légitimité ci APR bu mu ko génnee ci Benno Bokk Yaakaar coalition bi nga xam ne président Macky Sall moom mu jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ci biir Benno Bokk Yaakaar Mansour il y a le parti socialiste il y a l'APR il y a l'AFP ak yeneen i partis yi nga xam ne ñoom ñoo constitué Benno Bokk Yaakaar mais dañu dem ci ay élections yoo xam ne muy élection territoriale 2022 APR dafa namm wane ni xale laa woon 2012 wala un peu avant léegi màgg naa parce que yore naa pouvoir ànd naa ci certes ak ay partenaires yu ci mel ni ay parti socialiste AFP ak yu ni mel mais tey dama bëgg wane sama bopp ci collectivité territoriale Mansour boo xoolee les institutions yi am ci réewum Sénégal benn la ci APR jiite buñ ko mën a wax muy président de la République mais yeneen ñi nan la demee AFP moo jiite jiital AFP moo jiite Assemblée nationale di Moustapha Niasse nga jël conseil des collectivités territoriales parti socialiste jiite ko nga jël au conseil des collectivités beneen institution bi Idrissa Seck jiite maanaam ce sont les partenaires la ñu jël favoriser leen ci yenn ci ay institutions ci réewum Sénégal mais les militants de l'APR les responsables de l'APR qui pensent que ñoo ngi fi woon avant ay parti socialiste ak ay AFP di leen jàppale ñoom ñoo nekkoon ak Macky Sall tey dañu bëgg wane ni ci biir collectivité territoriales yi on a notre mot à dire kon Macky Sall bu fekkee ni président de la coalition dafa bëgg yaatal lépp parce que yeneen leader yëpp dañu jël jox ko ne ko yow yaay yore suñu kàddu yow yaay tànn ba nga tànn moom la ñuy d'accord li muy def mooy dina jox parti socialiste dina jox AFP dina jox yeneen parti partenaires yi nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar mais ci suuf les apéristes purs souche nu ñu ko mën a wooyee di ñi bokk APR dañ ko wan ni attention président diwaan sàngam nga jiitaloon parti socialiste wala AFP tey am nañ fa doole boo xam ne mën nañ fa jëlee parti socialiste mën nañ fa jëlee AFP léegi lan mooy doon rôle yeneen parti yooyu di ay parti partenaire bu Benno Bokk Yaakaar yu ci mel ni parti socialiste mais am na journal bu bind ne ni joxe nañ sax ñoom seen caution pour bokk ci élection territoriales yi ça veut dire que ñoom dañoo joxe seen caution ci wetu Benno Bokk Yaakaar mi nga xam ni ay njiital APR moom moo jiite Benno Bokk Yaakaar ils seront presque obligés ci yooyu les coalitions bu ci mel ni Benno Bokk Yaakaar mu am ay rupture wala mu am tas bu am seen biir ci selon les localités ci kaw dañuy ànd Macky Sall dina ànd ak Moustapha Niasse ànd ak Aminata Mbengue Ndiaye ànd ak ay partenaires am mais ci suuf ci base bi duñu ànd parce que ku ci nekk di nga wane ni fi ma ne du question APR nga ne mais man parti socialiste maa njàgg moom dama koy moom tu prends le cas de Mbour Nguéniène et cetera parti socialiste du nangu beneen parti même bu dee ñoo bokk bennoo muy ñëw di jël raw gàddu gi foofu donc à la kulial si le choix de Macky Sall président de la coalition c'est de maintenir un socialiste par exemple à Nguéniène ou zone Mbour moom d'accord mais fekkee ne deful choix boobu ña fa nekk di parti socialiste dañ dem seen demu bopp parce que dañuy jàpp ni c'est pas parce que APR nga c'est pas parce que yaay président de la coalition mais ñun tamit on a notre mot à dire et on ne veut pas qu'on nous tue
politiquement parlant. te coalition la alors Siré ni muy dalee parti socialiste ak AFP xëy na noonu itam la mën a dalee APR ci tànneteef yoo xam ne par exemple waa Médina ñi féeteeg Seydou Gueye nee nañu président Macky Sall daf leen trahir comme ni ko Abdoulaye Baldé waxee ci tànneteefu Cheikh Ba ci kanamu Seydou Gueye loolu est-ce que du jox incha allah Siré kon ñu waxante rendez-vous suba ak jàmm incha allah aywa ma dalal bàyyi ma Anta Mboup xibaaru tàggat yaram dañu ci ànd ak Baye Mante Mboup Baye salaamaaleykum. aleykum salaam. noo fanaane alhamdulilah. di ànd ak yow di mastawoo ko métit lu di tàggee di jaale suñu mbokk Mame Mbaye Ndiaye. way juróom bu góor bi génn àdduna. ndaxte waajur moom ñëpp a xam fu mu toll nag ci doom. surtout que Mame Mbaye amoon na nag benn complicité bu mag si digganteem ak papaam en tout cas di ko ñaanal rek suñu borom bi xaare ko àjjana firdawsi di ko masaw bu baax a baax métti na loolu ak njaboot gi yëpp. jërëjëf Baye ñu dooree ko ci wàllu football Ligue 1 ak Ligue 2 dina démarrer ñaar fukki fan ci weeru novembre bi ñu dëkkmal. waaw gannaaw nag ab communiqué bi nga xam ne lii di nag Ligue sénégalaise bu football professionnel moo ko fësal ni ki démb kon ñu jàpp ne lii nag tàmbalik saison 2021 jàpp 2022 dinañ ko door ni ki nag ñaar fukki fan ci weeru novembre ga ñu jëm hélas jàppal na nag Ligue sénégalaise bu football bu professionnel bu sénégalais di nag sàkku rek ci nag club yi nga xam ne ñoom la concerné ñu def nag seen kéem kattan ba nag wàccook yi nga xam ne moom la nag ligue bi digle di fàttali nag ni nag saison bi ñu génn kon Teungueth FC moom sax moo nekkoon nag champion bi boobu nag moo nekkoon premier titre am ci champion bu Sénégal ci nag càppandaw ga ñaari tali ak Stade de Mbour kon ren ñoom ci Ligue 2 bi la ñu fas yéene football waaye Ligue 2 bi nag daaw kon jàppal ne Linguère bu Saint-Louis gannaaw moom fa nekkee ñaari at kon moom ren ci Ligue 1 bi lay football ni ki noonu gii di Guédiawaye FC mi nga xam ne moom sax moo jëloon lii di championnat bi. ñu wax léegi ci tournoi sargal personnel de santé programme bi tey ci ngoon lay doon. waaw tey ci ngoon kon jàppale nag bu juróomi waxtu jotee Gorée moo ci laale ak ñii di waa Casa Sport ñaari équipe yooyu sax ku ci am ndam ñoom nag di nga mën a qualifié jëm ci final yi nga xam ne dinañ ko fas yéene amal ni ki ci samedi bi kon démb Seneps Excellence ak AS Pikine dañoo def 0 but partout Mbour Petite Côte moom Dakar Sacré-Cœur moo ko daan ñetti ball ci dara kon ci poule moom bu ñu bokk sax jàppal ne waxtu bi Dakar Sacré-Cœur moo nekk nag ci première place bi ak juróom benn poñ Mbour Petite Côte am ñetti poñ elage boobu le tournoi nag ñii di waa ci wàllum foot local bi nga xam ne ñoom nag ak ànd ci ak fédération bi ak ligue sénégalaise bu football professionnel ñoom nag ñoo ci lëkkaloo ngir nag sargal ñii di waa blouse blanche yi ak seen taxawaay ci nag xeex mbas mi di Covid 19 jàppal ne sax ñoom ñu le ci tey ji bu 13h jotee dinañ nag jàkkaarloo taskatu xibaar yi ngir dikkaat bu baax a baax ci boobu le tournoi bi nga xam ne Dakar Sacré-Cœur moom moo ci bokk Mbour Petite Côte Seneps Excellence bu Thiès AS Pikine Casa Sport US Gorée ak ñaari tali di NGB. kuréel gi xeex cuubu soog a dugg ci compétition maanaam antidopage Matar Ba dañu ko reconduire moom la ñuy wax COP 8. waaw COP 8 kon tabaat nag kii di Matar Ba mu nekk vice président ñu fas yéene nag représenté ñii di waa Afrique ci COP 8 par acclamation ñoom nag rafetlu nañ bu baax a baax nag taxawaay bi nga xam ne kii di Matar Ba amal na ko ci boobule liggéey moom sax mu profité ci nag ngir sàkku rek boobule kuréel ngir nag mu gën a dooleel Afrique ngir nag ñu mun a xeex lu jëm ci wàllum antidopage ak programme mondial bu ñu dippee programme mondial antidopage. maanaam fexe ba ñiy cuubu. ba ñu cuubu bu ñuy def sport. boobu de moom bokk ci. ñu wax ci wàllu résultat ak programme championnat européen. dañu koy door ak ca Espagne ñoom nag dañuy wëyal seen fukk ak benn lu bëccëg waaye nag jàppale ni ki démb kon El Hadj Vallecano moom dafa daan FC Barcelone benn bal ci dara waaye nag li ni mel indi na sax ay nag beneen taxawaay foofu ci FC Barcelone ndaxte ki leen tàggat di doomu Néerlande bi di Ronald Koeman dañ ko nag mujjee limogé li ko waral nag moom mooy résultat yi nga xam ne nag moo ngi koy amal foofu ci FC Barcelone méngoowul daal ak nag résultat yi nga xam ne club bi bëgg na ko ndaxte démb sax mën nañu jàpp ne mooy ñetteelu défaitam bu FC Barcelone ci championnat bi kon ñu jàpp ne Mallorca ak FC Séville ñoom dañoo def match nul 1 but partout Real Madrid moom ak Osasuna 0 but partout la ñu def Betis Séville moo daan ñi di waa Valence ñeenti ball ci dara ci benn kon tey jile bu juróomi waxtu jotee Celta Vigo la ak Real bu Sociedad 18h Granada mooy dalal Getafe 19h30 Levante la ak Athletic bu Madrid 10e journée avancée Serie A bi kon démb Juventus moom dafa daanu ci kanamu Sassuolo ñaari ball ci benn Sampdoria Atalanta Bergame moo ko fekk daan ko ñetti ball ci benn Udinese ak Hellas Verona dañoo témbo 1 but partout Cagliari moom AS Roma moo ko daan ñaar ci benn Empoli Inter moo ko daan
2-0 kon tey dina nag la ñuy ndar képp seen fukkeelu bëccëg Naples bu ñoom Kalidou Koulibaly ñooy dalal ñi di waa Bologne bu 18h45 jotee ci Angleterre la ñu koy nag jeexale ak lu jëm si ñeenteelu tour Ligue Cup bi ni ki démb nag Preston Liverpool moo ko nag éliminé ca ñeenteelu tour ba 2-0 Burnley moom Tottenham tamit moo ko daan 1-0 Leicester moom jot naa qualifié ci kaw Brighton ca teg dóore 4-2 temps réglementaire bi nag ñaari équipe yi 2-2 la ñu def Stoke City moom Brentford moo ko fekk daan ko 2-1 West Ham moo éliminé Manchester City mi nga xam ne ñetteelu yoon sax mu nag yore boobule raaya moom Manchester City kon ci teg dóore lañu mujjee juróom ci ñett ñu jeexale ko ak ca France ñetteelu bëccëg en retard ni ki démb kon Nice ak ñii di waa Marseille dañoo def match nul 1-1 kon El Hadj lii moo fi gënoon fës jëm ci xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek bu 13h jotee balaa boobu 12h ñu fas yéene ci ànd ak Birame Diadji Touré di la jaajëfal bu baax a baax. incha allah Baye Ma Anta maa ngi lay jaajëfal bu baax moo ñu doon faram fàccee xibaaru sport ñu xuus ci xibaar yi. seer na de location bi seer na de président Macky Sall day ci tribune yéene kaay waaw daal dinay sàkku na kon wàllum luyaas boobee ñu daal di koy jaarale yoon nag te daar laas ne gis nga wàllum luyaas boobee waaw daa yi nag seetlu nañ ne kon seer na génn